di ñoo lànk ñoo bañ beneen actualité tamit xew fi muy sorti leader bu Pastef bokk tamit ci coalition Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko mu xam ne ni ci biir waxam non seulement fësal na livre am bi nga xamante ni mooy doon ñetteelu téeram mais tamit li gën a phare jour boobu mooy li mu xam leen ni du signé charte bi ak tamit lu waral mu ne du signé charte bi naka nga gisee sorti bu Ousmane Sonko barki dem bon d'abord xaw ma da nga bëgg ñu dugg ci cadre charte bi wala da nga wala ci question Ousmane Sonko rek nga bëgg a dugg d'abord question bi ak charte bi yëpp ñoo rattaché wu yow doxalal rek bon d'abord man il faut que ma fàttali mbir ci wàllum charte bi le 14 bi nga passé bi violation yi nga xamante ni am na Ziguinchor ñoo lànk dafa def communiqué wax ci wàllum violence naqarlu yi mu ci am ak naka la ñu mën a def ba élection yi ñu jëm comme jàmm sax day weesu élection yi ñu ngi dem ba 2024 te dañ koy passé te dañu bëgg jàmm naka la ñuy def ba mën a jouer rôle boo xamante ni rôle intermédiaire la boo xamante ni dina mën a indi jàmm ci mim réew bi ñu defee communiqué boobu ñu jugé nécessaire ñu jàpp ni gën na ñu defab lël ñu jàpp ni gën na ñun suñu biir ñu xalaat ñu jàpp ni gën na war nañoo génne ab bataaxal boo xamante ni day woote jàmm ngir kat ñi ne Sénégal te seq ko te kenn mënu leen a tëb ñu waxtaan ceeg ñoom ngir ñu mën koo xaatim ngir ñëpp àndandoo nekk ci jàmm le 14 yaakaar naa lañ ko defoon annoncé ko ba pare def ko kon yaakaar naa ni ñun ñoo njëkk a génne charte wax ci lu jëm ci wàllu charte mais comme ni ma koy waxee boobu ba tey gëm nañ ni ñun li ñu gëm mooy jàmm ñëpp ko war a dox te képp ku jóg di jox jàmm da ngaa gën a bëgg mu baax te da nga gën a bëgg a fédéré te da ngaa gën a bëgg yow lii rôle sa réew nga gën ko def jàmm kenn du ko tere nit mu dox ko te ñun moomuñu dox ko keneen am na droit dox ko ci kaw loolu ci lañ demee ba fan yi ñu gis cadre unitaire de l'islam au Sénégal wax dëgg yàlla daal di ciy woote ñun ci wàlla ñu gis ni comme lépp ci jàmm la ñu defoon conférence de presse temps yi ku ne dégg na ko annoncé ab atelier bu ñu waroon a def ñun ak Yewwi ak jàmmi réew mi autant pour moi ak aussi cadre unitaire boobu loolu lël boobu bi mu amee atelier boobu ba mu amee ci la nit ñi doog a xam ni ñii kat dajaloo nañ bay waxtaanee lu jëm ci wàllu jàmm. D'accord. waaye pour ma revenir sa question ci Ousmane Sonko c'est-à-dire c'est important ñuy bàyyi nit ku ne ak li nga xamante ni moom mooy xalaatam ci mbir au début dafa génn ne man Ousmane Sonko en tant que personne Ousmane Sonko bu jiite parti du ma signer charte ba pare indi ay xalaatam ci lu tax du indi charte du signer charte ci xalaatam ci xelam ci doon gi mu doon wax dëgg yàlla président parti politique ñun du ñu ne li mu wax baaxul duñ ko wax parce que nit ku ne am nga droit ñu may la sañ-sañ mbir génn gisagoo ko liiragoo ko nga xalaat ci ni ñi ci war a xalaatee ci fan yi ñu dégg ni wax dëgg yàlla waa jàmmi réew meeg unité bi seeti nañ leen mais ñoom neneen duñ ko signé waaye joxe nañ ay argument yoo xamante ni gis naa ni divulgué nañ ko ku ne liir na ko. kon yow ci moo la déggee cib tënk moom Sonko li mu wax ni du signé charte bi te loolu da ko engagé moom personnellement yow ànd nga ci. non newuma la ànd naa ci. c'est-à-dire loolu moom moo ne du signé charte. mais yéen ànd ngeen waaw mais non an lañ ci ànd. yéen waa ñoo lànk yéen xam la ngeen ni. charte boobee du ngeen ko signé. waaw mais non foofu laa doon jëm da nga ma dagg. lan la moo tax yéen waa ñoo lànk yéen ngeen ñi da ngeen bëgg taxawoo fi li nga xamante ni moom moo di Sénégal yi teewal leen fi ba pare léegi nag Sonko wax ni moom du signé charte bi rek ngeen toppandoo ko. loolu soxna si il faut nga boo ma dégloo da nga may dégg xam nga ñun nekkaluñ fi nii Ousmane Sonko ni président Macky Sall ñun suñu sànqal kenn ëmb ko te ginaaru kenn nenuñu yàgg nañoo génne ay communiqué yoo xamante ni mën nga ne ñii la gën a àndal wala ñii la gën a àndal ñun ànduñoo kenn Sénégal lañ fi toogal te daray àdduna jaralul ñu mën a ànd ak nit ci lu dul dëgg. boo ma dégloo ci wàllu charte bi li tax ñoo lànk tey àndoon ak ay mouvement ak ay ñoo xamante ni comme mi ngi ne jàmm réew mi ak cadre unitaire bi ñun bi ñu ñëwee ci waxtaan ak lël dañ ñoo jugé nécessaire que ni dañoo am ab question boo xam dañ ko ci war a dugal parce que jàpp nañ ni question boobu à 80% moo mën a indi jàmm ci mim réew question boobu buñ ko leeralee njiitum réew ni wax ni du def loolu mooy question wu troisième mandat mënoo woote jàmm ci mim Sénégal te question boobu réglé woo ko parce que gis nañ ni mooy suscité problème yu bari ak violence yu bari ñun nag ñu ne ak ñi ñuy toogal ñun li suñu première question mooy nañu jël loolu jiital ko ci président d'abord leeral ni
troisième mandat moom du ko def bu boobaa neer yi di tàng à 80% lépp dina wàcc loolu moo doonoon waxtaan bi waaye dañoo gis ni ñiñ ko doon àndal ñoom loolu bëgguñu ko ci intégré ci lu ñu gis ñun ñu ne nag comme ci cadre defar la ñun dañuy jël benn recul ba gën a mën a xoolaat mbir yi parce que bu dee da ngay nëppal dëgg wala bu dee da ngay maanaam raayal loo xamante ni loolu rek a mën a indi jàmm te ku lu ne fàng kenn du ko jeex ku ne xam na ni Sénégal question boobu mooy question majeure. balaa ngay ñëw Moutalla balaa ngay gën a xóotal ci fa nga taxaw noonu ndax foofee nga taxaw am na solo man dama bëgg ci tontu bu gàtt nga tontu ma ni ma nga wax ma ni ma ndax Sonko sorti bu mu def barki Demba Ndiaye yow ànd nga ci wala àndoo ci benn baat waaw wala déet. waaw mais non xam nga soxna si man c'est-à-dire yow li nga bëgg mooy ma radical ci ne kii li mu def baaxul wala kee li mu def baax na. xam nga tamit il faut que ñu cohérent ci suñuy démarche non il faut que ñu cohérent ci suñuy démarche bu amee nit un homme politique boo xamante ni mais am na benn charte boo xamante ni tey boo xoolee jamonoy événement mars yi mais am na ñu ko bindoon te bu tey bu dee loolu rek mën naa ne état bu Sénégal signé wu ko doxalu ko daf ko xotti mais non attends mais du loolu mais laisse-moi terminer waaw laisse-moi terminer s'il vous plaît waaw laisse-moi terminer s'il vous plaît question boobu nga ma laaj man nekkuma fi pour wax nit li mu jël en tant que son personne ñëwul ne sama coalition duñ signé ñëwul ne ñi ma àndal kenn du ci signé dafa ñëw ne man sama jëmm ji du ma ko signé moom nag ça l'engage personnellement ñun mënuñoo dugg ci xelu nit baa ñu dugg ci xalaatu nit baa ñu dem ci ginnaaw xelam xal yan tënk moo ko mën a tënk ba mu wax loolu nag moom duñ ci avancer te mënuñ ci avancer d'accord mais Moutalla balaa may ne sama beneen laaj ñoo lànk ba muy doog a tàmbali ci lu gàtt lan moo ko taxoon jóg ñoo lànk li ko tax a jóg wax naa la ko sànq nee naa la lépp da nga ko briefé rek dama bëgg nee naa la lépp lu dul dëgg ak yoon ak fu mu mën a jóge ñun lànk nan loolu ñun waa ñoo lànk la ko tax a judd nag ci cëslaay ak nature bokkoon na ci ay jamono kat ñu gisoon ni prix électricité bi dafa yokku woon je pense que c'était en 2019 prix électricité boobu bu mu yokkoo am suñu ay camarades yu demoon ngir wax ko ngir ñu dégg leen booba gis nañ ñu jàppoon suñu ay camarades yu demoon palais ngir seen baat gën a fës parce que jamono da nga daan gis kuy wax daanaka ñu bari duñ la faale loolu ba mu amee bi ñu arrêté suñu camarades yooyu ñu boole ci ne nañu bàyyi suñu ay camarades ñoo lànk loolu moo ko tax a juddu gis lu cher gis loo xamante ni neexul ci askan wi gis loo xamante ni kat te état waxoon na ni moom day wàññi loolu ñu dem ba à un moment donné ñu gis ñu nar cee tegaat loo xamante ni day métti ci askan wi ñoo lànk ci loolu la juddoo xeex ko dox ci wax ci te bañ koy xeex dem nañ sax ay parti ay nit yoo xam ne état moo leen teg fi ñu leen war a teg ngir wane ni ñun faruñu fenn dañoo bëgg a tëddee njaaxaanaay leneen li mooy pour wan la ni ñun faruñu fenn chaque jour ma joxe exemple boobu fan yi weesu bi ñuy def marche pour li jëm ci wàllu denrée yi ni mu chéré ñun rek ñu génnoon période boobu di ko wax parce que ñu bëri dañoo taloon ay coalition duñ ci blâmer kenn mais période boobu ñun ñoo jóg ne dafa cher waaye à 3 jours bi ñu waree marche ministre du commerce bii tey woolu ñu ne daf ñoo bëgg a recevoir ñu ne li cohérent mooy comme moo yor wàllu woowu nañu jël suñu dëbës dem déglu ko moom Assome Diatta dañuy dem déglu ko parce que moom nekkalu fi Pathé nekkalu fi Demba ministre ñëpp la ci à 2 jours à 3 jours de ces événements bu ñu demee toog ak waxtaan ak moom dafa génne ay idées yu am solo waaye ñun itam ci li ñu xam ci ñun ñuy dugg ci ruq-ruqaan yi ci banlieue ñun ñi nga xamante ni gis nañ ay problème yu bëri yu am ci commerce yi ñu wax li ñu xalaat loo xam ni sax moom xam ko woon kon loolu amul njariñ waaye nag marche boobu c'était pas à ñoo lànk moom moo ko woote woon peuple Sénégal moo bëggoon a wane ni prix yi muy jëndee suukar prix yi muy jëndee leneen ak leneen diwliñ prix yi muy jëndee fer ak leneen ak leneen dafa cheroon te il faut que ñu doxu ñaxtu bu simple wax ni loolu dafa cher ci jàmm d'accord mais Moutalla pourquoi ma demander la à ce que nga rappeler nit ci lan moo taxoon jóg ñoo lànk xam nga boo nee askan bi moo ñu fi tax a jóg danoo bëgg gën a mën a nekkal fi nekk kàddu askan bi di attu ci cherté dund gi di attu ci jafe-jafe yi waaye tamit di fexe ngir jàmm di am loolee moo leen tax a jóg du dëgg kon jàppoo ni yéen da ngeen di contradictoire ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa cadre unitaire bu fekkee ni danoo tëral xaatim seen charte nii danoo bëgg charte boobu ku ne signé ko ngir jàmm mën a am ci réew mi ci élection yee ñu jëm kon jàpp leen ni yéen ñi bu ngeen waxee du ngeen ko signé en quelque sorte yéen leen a fi tax a jóg leen a fi tax a toog defu leen ko ñun neewuñu duñ signé dañoo bokk ci ñuy juddal il faut nga déglu wax ji ñun ci ñooñu lañ bokk ci seen biir lañ bokk ci waxtaan mais Moutalla waaw mais ci waxtaan xoolal soxna si ci waxtaan da ngeen wax ni yéen signé woo leen ndaxte da ngeen bëgg ñu leeralal nit ñi benn point maanaam yéen da ngeen teg seen condition boobu suñ ko defee ngeen doog a signé kon loolu mooy signé gu leen léegi déglu ma attentivement ma expliquer la ñun
dañoo bokk ci ñu cadre bi nga xamante ni dafa teg loolu mais bañ koy teg daanaka lël amagul woon ca na ñëpp waroon a toogee bi ñu toogee lañ ne ñun mënuñoo gis li nga xamante ni moom rek moo mën a indi jàmm te duñ ko introduire ci li nga xamante ni moom mooy charte de paix bi parce que jàmm kat balaa nga ko woote il faut nga indi élément yi nga xamante ni moom mooy dajale pour jàmm am te ñu gis ni élément boobu dafa doon un élément benn élément majeur boo xamante ni ci wàllu jàmm ci Sénégal ku jug xam ni loolu mën na indi jàmm ñu ne gëm nañ ni war nañoo mën a intégrer ci charte bi ne il faut que njiitum réew mi comme il est le premier magistrat ci biir Sénégal kii leeral benn mbir boo xamante ni tey ak 80% gis nañ ni mooy waral violence di am loolu bu ko leeralee mën nañ ni violation yii di am mën nañ ni dina wàññeeku ak 80% te loolu ñu bëri déggoo woon nañ ci waaye loolu amul déggoo ci suñu biir parce que ñu bëri jàpp nañ ni loolu jalul ñu ko ci def ñun nag ñu gëm ni nëppal warul am ci bu ñuy woote jàmm kat du bàyyi du dara de mais dañoo gëm ni